asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi ci jokko gi El Hadj Malick Thiandoum ñu fas yéene ñëw ci li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi. dañu koy dooree ak àtteb président Lamine Diack verdict ba daanu na moom mi fi nekkoon njiital I2AF nag nga xam ne ñu ngi ko doon toppee ger wuruc ak mbuxum daan nañ ko ñeenti ati kaso yu nga xam ni ñaar ya moom lay tëdd rax ca dolli yi tamit ñu teg ci ndoddam lu nga xamante ni mooy alamaan bu toll ci ñeenti téeméeri million ak fanweer doomam di Papa Massata Diack tamit tëj nañu ko juróomi ati kaso waaye moom tamit amal alamaan ba ñu teg ci ndoddam mi ngi toll ci juróom benni téeméeri million yu tegal juróom fukk ak leneen li nga xam ni ñoo di seeni avocat nag nee nañu àtte bi teguwul ci yoon ba tax na dinañu def appel yóbbuwaat mbir mi feneen ngir ñu càmbaraat ko. fële ca Mbour parents d'élèves ya nag ñoom dañoo daal di rek jël dogalu daal di porter plainte professeur éducation physique bi nga xam ne dafa daal di sàkku seeni élèves loolee nag tax na ba parents ya nee nañu mbir mi fokk ñu càmbar ko yóbbu ko fa mbaxana doone benn rax ca dolli yi tamit ci wàllu éducation dinañu xool xale yi nu ñu leen di gën a yare ngir gën leen a protéger. ca quai de pêche bu Ndeppe ca Tëngéej moom nag foofee la nga xam ni moo fa wulli ñaay moo di ni xëccoo bu fa amoon ba mujj ay fitna juddu fa mbir ma nag teere ca division des investigations criminelles quai de pêche ba nag ka xam ni moo ko jiitee di président ba ma nga fi mu toll ni jàkkaarloo ak waa division des investigations criminelles di DIC ña nga xam ni ñooy yëngu ca quai de pêche ba nag nee nañu mbir mi daal fa nga xam ni yegg na fa neexu leen dara. ci wàllu découverte nag dinañ leen xamale ak quartier wéeruwaay ci commune bu Yeumbeul Nord département de Pikine quartier boobu ñi ngi ko sos ci atum 2006 fi mu toll nii lu ëpp junni doomi aadama ña nga fa yeewoo ay góor ay jigéen ay mag ak ay ndaw yu nga xam ni donte ay jafe-jafe am nañ ko ña nga takk seen ndigg ngir saafara lu ni mel. bisimila ci faram-fàcce gi dañu koy dooree ak procès président Lamine Diack mi fi nekkoon njiital I2AF moom nag tey jii ca Paris la ñu daal di wax verdict bi daan nañ ko ñeenti ati kaso yu nga xam ne ñaar ya lay tëdd ba pare ñu daal di teg ci ndoddam alamaan bu toll ci ñetti téeméer ak fanweeri million ci suñuy koppar ka nga xam ni moo di doom ja di Papa Massata Diack tamit juróomi ati kaso ak alamaan bu diis la ñu teg ci ndoddam ñu dellu siwaat ci mbir moomu ak Pape Alioune Sarr. yatti juge bi daal dina daanu ci àllarba bi ñu koy déggi ba Paris ki nga xam ni mooy Lamine Diack yoon daal di koy daan ñeenti ati kaso waaye ñaar yi du ko tëdd moom mi war a fay lu ëpp ñetti téeméeri million ci suñu koppar lu ñu koy jiiñ mooy mbuxum boo xam ne ci ànd na ci ak ay athlètes ñu nekk ci Russie mu nekk ab procès bu yàgg diir bi daal di def juróomi at Lamine Diack tribunal bu Paris daal di ko defoon assignation à résidence maanaam du génn këram 2015 ba léegi doomam di Massata Diack tamit yoon tamit daal dina ko daan boo xam ne si moo gën a metti ndaxte moom war naa tëdd juróomi at kaso war a fay tamit lu ëpp juróom benn téeméeri million ci suñu koppar waaye moom réewam bii di Sénégal dafa lànk bañ koo jébbal waa France yeneen daan yoo xam ne ci jub na ci mbir mi nga xam ni mooy lëmbee ëttum athlétisme ci àdduna wërngal képp jëm ci ki nga xam ni mooy Gabriel Dolly moom mii moo jiite woon li nga xam ni foofu la ñuy seetloo ñoo xam ni ci dañoo doppeewoo daanam ñaari at yuñ dul tëdd war a fay tamit ay koppar toll ci juróom-ñeent fukki benn million ci suñu koppar layokat bi di Habib Cissé moom tamit jot naa xam lu ko yoon di toppi moom mi moo doon jox ay xalaat ki nga xam ni mooy Lamine Diack benn at lay tëdd waaye tamit war naa fay ay koppar ndogal bi di lëndëmal liggéey bi nga xam ni famille Diack def na ko ci ay at ci wàllum tàggat yaram waaye ay avocat bëgguñu yam fii wax nañu ni dinañ interjeter appel. avocat yi Lamine Diack ak yu Papa Massata Diack nag nee nañu àtte bi teguwul ci yoon ba tax na dinañ ko yóbbu fa mbaxana doone benn ndax li ñu gis daal nee nañu teguwul benn yoon ci li nga xam ni moom moo dëppoo ak charte yi dëppoowul yi tamit ak li yoon wax maître Simon Ndiaye ñu déglu ko moom mooy avocat président Lamine Diack. Alors l'appréciation que je fais de ce jugement, c'est que c'est un jugement qui est à la fois injuste et inhumain.
Il est injuste parce qu'il n'est pas fondé sur des bases solides. ñun nag dañoo jël dogal ngir rek daal di def appel ndaxte dogal bi nga xam ni rek moom la tribunal bi joxe tey doon na dogal bi nga xam ni sukkandikuwuñ ci dara ngir rek def ko soo xoolee bile décision sax ci biir daanaka tribunal bi dañuy wan ni rek ñoom dañu topp li nga xam ni rek moom la parquet bi waxoon c'est-à-dire parquet bi da doon wax ni moom ay doute la amoon ay tuuma la daal di jëloon tey ji tribunal bi dafa lu dul jëlaat yooyu la kàddu ngir rek jéem ko dogal moo ne de moom parquet ba muy jeexal waxoon na ni amoon na ay doute waaye tey ji doute yooyu mën nañu amatul loola waral ñu jàpp ni doon na dogal bi nga xam ni jaarul yoon ndaxte lu bëri rek daanaka dëppoowul ak nuñ ko doon defee soo xoolee doon nañu wax ni amoon na financement campagne tey ji amul benn trace boo xam ni rek génnee nañ ko ngir firndeel ni amoon na li nga xam ne rek moom mooy financement campagne waxoon nañ abus de confiance am na lu toll ci fukk ak juróomi millions euros tey ji ana ñu doon signé yooyu le contrat lu tax kenn tëju leen ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yëngat ci wàllu marketing lu tax tegu leen loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ak Lamine Diack te ñu jàpp ni seen loxo dafa taqee ci mbir mi lu tax kenn tëju leen moo tax ñun tey ji ñu jàpp ni rek yoon bi daanaka joxe na dogal boo xam ni dëppoowul yoon te it sukkandikuwul sax ci wàllu yoon loola waral ñu jël dogal ngir rek defi appel. Je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, Lamine Diack, nous allons tout faire pour qu'il soit autorisé à voyager. Maître Moussa Sarr mi nga xam ni moo doon layoon Pape Massata Diack tamit nee na verdict bi teguwul ci yoon atte bi tamit bari na ci ay lënt ak i lëndëm yu nga xam ni daal bu ñu ko saytoo ba ca biir ñoom mën nañu am dëgg feneen fu dul tribunalu Paris boobee ba tax na dinañu def appel ñu déglu Maître Moussa Sarr. waaw ni ma koy jàngatee moo di ne du lu ma bett soo seetloo woon ngeen ma semaine yële passé bi ñuy door procès bi pour laaj ma suma xalaat ma waxoon leen ne lii xeeñ dara baaxu ci ndax bu procès amee nga tuumal nit di ko topp yoon dafa ne dañ ko war a bàyyi ay avocat ñëw taxaw layol ko lu ñuy wax droit de la défense ci dossier bi tombé ak mbas mi ñu bind tribunal correctionnel bu Paris ñaan ko na ko dàq pour ñu mën ko teewe ñu bañal ñu ko nit ki nag boo ko tuumalee ba pare ne kenn du ko layool mooy naroo jàmm moo tax dogal bi ñun bettuñu te waxoon nañ ko déjà ça n'a pas été un procès juste ni équitable sañ-sañu Pape Massata Diack yépp le tribunal correctionnel bu Paris salfaañe jaay ko doole donc ñun bettuñu dañuy def appel au plus tard fii ak suba incha allah dinañ def appel te boo defee appel bi dafay neenal dogal bi su boobaa toujours Pape Massata Diack day bénéficier de ce qu'on appelle la présomption d'innocence appel bi dañ koy def incha allah fii ak suba non l'appel est suspensif loolu droit la mooy bu ñu la daanee daan bu njëkk nga def appel l'appel est suspensif moo di ne dogal bu njëkk bi di wéy ba ngeen di delluwaat cour d'appel. ca Rebeuss nga xam ni fa la président Lamine Diack juddoo fekk fa baax moom mi fi nekkoon njiital I2AF ñoom nag bi verdict bi daanoo am nañ ci lool lu leen naqari waaye ñenn ci askan bi jàpp nañu ni lépp lu dal kii di président Lamine Diack kenn du ji njaaga ku dul doom ja di Pape Massata Diack Adama Sarr demoon na ba Rebeuss. ki fi nekkoon ay jamono njiital fédération internationale d'athlétisme di I2AF di Lamine Diack layoo bañ doon xaar digganteem ak yoonu France daal dina daanu ñeenti ati kaso ñaar yi nga xam ne du ko tëdd ak lu ëpp ñetti téeméeri million lañ ko daal di rek teg mu nekk nag ab verdict boo xamee ne fii ci Rebeuss di quartier bi mu fekk baax ñu bëri ci askan wi mer nañ ci lool. am na betteel am na aussi déception ndax dama yaakaaroon ni que maanaam que atte bi maanaam dina jaar yoon mais manifestement c'est ce qui s'est passé. li ñu yaakaaroon parce que li sax en fait bettuñu vraiment man de li bettu ma mais rek espoir bi lu ma tuuti amoon nañu yaakaar daal mais quand même du mbetteel. Modou Diouf moom de la mu jàpp moo di nguurum Sénégal ñoo defut seeni liggéey. atte biñu atte Lamine Diack diis na metti na te Lamine Diack ci réew mi la dëkk citoyen la te normalement gouvernement bi dafa seetaan ba mu ëpp. seetaan gouvernement du seetaan ay citoyen normalement lii gouvernement bi war na cee jàpp bañ annulé sax kii bi peine biñ ko tëj c'est pas normal. bu dee ki nga xamee ne nag moo di El Hadji Ndiaga Ndoye Dièye moom nag mu ngi ñaawlu taxawaayu doomam ji di Pape Massata Diack ndax nag jàpp na ne luy njaag moom mooy njaag ci mbir mi la. doomam laa gën mere que Lamine Diack
parce que man personnellement sama baay bu amoon moins de 70 ans nekk place Lamine Diack man may doom danaa fexe ba sama baay du am benn gàllankoor danaa ko jël tout sama responsabilité yëpp ñëw taxaw lépp loo xam ne ñu ngi koy tuumaal sama baay ma ne man la waaw parce que Olof Ndiaye nee na nga sagal sa maam bokk na ci jaamu yàlla. daan bi ñu teg nga xamee ne moo di Lamine Diack kon njiital I2AF di fédération internationale d'athlétisme meroon na bu futu nag ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi yeewoo ca quartier Rebeuss mu nekk ab quartier boo xamee ne kii di Lamine Diack fa la fekk baax. dañuy daal di dem ba Mbour foofee nag parents d'élèves ya di waajuru élèves yi ñoom ñoo daal di rek porter plainte ki nga xam ni moo di benn professeur éducation physique di wàllu tàggat yaram ci l'école yi moom nag la ñu koy tuumaal mooy sàkku xale yi ci anam yu nga xamante ni daal yu ñaaw la ba tax na ñoom yóbbu nañu ko fa mbaxana doone benn leneen la ca des si tamit nee nañu ñoom parents yi faw ñu dajoo waxtaan waaye tamit faw ñu dellu si rek ci li nga xamante ni moo di yar xale yi gën leen a teg ci yoonu njub ba lu mel noonu bu leen di dal ñu mën a aar seen bopp dinañ ci dellusiwaat ak Boubacar Dieng dañuy daal di dem ba fële nga xam ni yi tamit moo di Tëngéej ca foofe yi tamit ca quai de pêche ba nga xam ni moom moo di quai de pêche bu Ndéppé foofee nag coow moom fa jub fitna judd fa ci rek ay xëccoo ay positionnement ba tax na mbir ma nag mujj na dem fa mbaxana doone benn division des investigations criminelles dugal na ci loxoom président quai de pêche ba ma nga ca kanamu dikk ñu koy l'enquête ñu dellu si ci ak Babacar Seck. coow yi amoon bi ministre de la pêche du ñëw ci Tëngéej diggante nappkat mareyeur ak responsable quai de pêche bu Ndéppé dossier bi dafa mujj tàbbi ci loxoy division des investigations criminelles. mooy li amoon coow li si amoon si visite bi moo répercuté wu ba tax ñu bëgg si profito pour nasaxal wala pour toroxal wala pour suufeel ki nga xamante ne mooy suñu président muy Père Mboup loolu nag ñun dañ taxaw tem que ne lii raam si ñag bi jëm yaa ma saaga wala saaguloo moo yaa ma def wala defuloo gis nañ lu gën a garaaw loolu fuuf ay nit waxtaane ko mu mujj si jàmm donc bu demee nag ba yéeg niveau boo nga xamante ne division des investigations criminelles la see bi loolu lay criminel kon kuñ fa yóbbu dañ jàpp ne da nga rey nit mbaa nga détourné mbaa nga sàcca mais yaa ma saaguloo ma mu dem dig. ñi di yëngatu ci quai de pêche bi ñu ngi rëccu plainte bi nga xam ni def nañ ko seen président ñuy woo kilifa yi ci ay waxtaan ndax jàmm dellu si. problème bu amee suñu biir war nañ kaa mën a régler suñu biir bala moo dem fen ñuy dégg nag di dégg ba affaire bi ñu naan ñu nga dem dig ak yooyu te loolu xamuñu lan moo ko waral ak lu fi ñor. yow doo mool doo mareyeur demoo géej amoo gaal yow lan ngay wax mool yaa ngi ni secrétaire talu ñoo dem bureau ministre bi di taxawaalu ñun jigéen ñi talu ñoo dem bureau ministre bi taxawal ndax ay gaal la ñuy séentu ku séentu gaal doo dem si bureau ministre ñuy taxawal si bureau ministre bi di wax dañuy mool per ku ko wàcc si Tëngéej si pêche bàyyi nga sa loxo. bi ministre de la pêche Alioune Ndoye ñëwee ci Tëngéej woowoon na acteurs yëpp yi nekk ci quai bi ñu boole seen doole ngir génne quai bu Ndéppé ci jafe-jafe yi nga xam ni mu ngi fay bëgg yàgg. dañuy dellu si ci la nga xam ne moom moo xewoon ca Mbour te parents d'élèves ya porté plainte benn professeur éducation physique bu doon sàkku ndaw ya lan moo war a doon relation lii di ñii di jàngale ak ñi ñuy jàngal parents d'élèves yi lan mooy seen responsabilité ci mbir mu ni mel Boubacar Dieng def na ci gëstu moom ak Cheikh Diop. kon donc daal toog say doom di waxtaan ak ñoom loolu moom lu am sens la te ku ko defatul war nga ko jéem a def ndax loolu mooy li avancé la xale yi ëllëg. waxtaan diggante waajur ak doom dafa war a am bés bu yàlla sàkk lii mooy gëm-gëmu góor gile ci gis-gisu jaaykat bi nekk ci Môle 1 bu port autonome bu Dakar waxtaan wi dafa war di wéy. te waajur wu mën a donc saa yoo liggéeyee ba wàcc wala bu fekkee nekkoo sa kër lu may da ngaa tukki ko mel ni ñun ñi nga xam ne ni xëy na suñu kër sore na fi jant boo ñëwaatee si kër war ngaa toog ak sa waa kër def leen benn en réunion famille kenn ku nekk nga xool ci li muy yëngu kenn ku nekk nga xam ci li muy doxee te ñaaw njort nag fépp fi mu gën a baaxee mi ngi gën a baaxee ci diggante waajur ak doom ndax sa doom war nga di ko xool di ko def surveillance ci li muy def ci ni muy waxee ci ni muy doxee ci ni muy jëfee bis boo gisee ci moom benn affaire boo xam ne ni jaaxal na la nga ne ko attention li ma gis nii lu waral lii ak lii mu wax la bu fekkee ne lu ñuy war a dindi la nga dindi ko su fekkee luñ ci war a bàyyi la nga bàyyi ko ca. ci rue Malenfant Serigne Maguette Diop yor fa ab place am jaaykat bi nekk itam waajur bu góor gis ni waajur bi saa su nekk rek dafa war a teg ay gëtëm ci doxalinu njabootam
xam si lan la ñuy dugg ak si li ñuy génne. am ku yor njaboot war ngaa waxtaan ak ñoom teg leen ci siraatal mustaqim maanaam boo gisee yenn saa yi boo demee am ab seetlu bu baax am loo xam ne si maanaam sama xel dalu ci bu boobaa war ngaa woo sa njaboot yedd ba nga xam ne tey bu ëllëgee xëy na bu sama tànkam doon demit ba ëllëgee mën naa am xelam dootu ca dem kon loolu lu jaadu lay kenn ku ne ci ñun maanaam ngay am ak seetlu ak réflexe boo xam ne si maanaam da nga koy doon sa kër. si àdduna wërngal këpp jikko yu bari tàmbalee yàqu fii Sénégal itam loolu am fi ngir moytu nag gone yi yenn doomu aadama yi dal seen kaw nax leen waajur yi di sàkku si ku nekk rek mu daal di yar doomam waaye itam di waxtaan ak ñoom fexe ba lépp lu ñu xam te mu tiital leen ñu daal di la koy yeggee. kon donc daal toog say doom di waxtaan ak ñoom loolu moom lu am sens la te ku ko defutul war nga ko jéem a def ndax loolu mooy li avancé la xale yi ëllëg. fexe ba jaar ci média yi ba jigéen ñi jot seen àq ak seen yelleef loolu mooy taxawaayu IPAO ñoom nag nee nañu dañuy bëgg di def ay jéego yu am solo ci wàllu woowu rawatina ci waxtaan yi nga xam ne dañ koy waxtaan ci média yi jëmale ko ci wàllu diine lan moo ci cëru jigéen ak itamit nu ñuy def ba jox jigéen àq ak yelleefam Aïssatou Diak ak Seydina Mbaye. li waral ndaje bi nag mooy ñu xool nu ñu war a mën a jàllalee jàngaleem diine si ak yelleefu jigéen yi ci wàllu média. Les émissions religieuses généralement ne sont pas censurées. fii Sénégal nag seetlu gi ñu def moo di saa boo xamee ni rek këru taskatu xibaar dañoo war a wax ci mbirum jigéen maanaam daal àq ak yelleefu jigéen ñi ñoom niñ koy defee duñ ko wodd amul benn censure loolu la tax ñu defoon ci benn njàngat boobu sax firndeel ni saa yu média yi waree wax ci àq ak yelleefu doomu aadama naka lañ koy defee wala sax wax jooj buñ koy amal naka lañ koy defee loolu moo tax ñu amal boobu l'étude def nañu benn njàngat boo xam ne tamit ñu ngi ci xool naka la ñuy fexee daal ba wax yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati jëmale ko ci jigéen ñi ci wàllum diine mu doon loo xam ne dañ koy defar. Des médias religieux au Sénégal et sur la régulation du discours religieux. bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général SYNPICS liggéey bu mag moo ngi leen di xaar. xam nga bu ñu jëmee ci loo xamante ni dafa jëm ci diine wax ni dañ koy réguler maanaam dañ koy ordonner dañ koy encadrer ci wàllum yoon dafay nekk lu jafe ndax d'abord bu ñu fàttali ni Sénégal république laïque la donc te diine dafa nekk loo xamante ne lu ci wàllum pas-pas la maanaam lu sori ci nit la donc je ne pense pas que objectif bi loolu la objectif bi c'est plutôt xool naka la diine ak waxi diine ak waxi nitu diine naka nañuy jëmee ci jigéen ñi naka nañu war a def ba ñu jàpp ni jigéen ñi duñu ay être à part mais ci société bi nañ bokk dañu am les mêmes droits que góor ñi et je pense que religion yi amul benn religion buy andi xaj ak seen diggante góor ak jigéen peut-être lii am xaj ak seen bi mooy mu ngi jóge ci ñi nga xamante ni ñooy wax jëmale ci jigéen ñi wala wax jëmale ci askan wi di ko ci mbubbu diine ñooñu nañu war a waxal war a xool d'abord analyser discours bi ñu tenir est-ce que discours bu baax la wala bu baaxul mais ensuite mais pour man daal jéem a réguler luy xaw a jafale yoon. projet bu ñu duppee femmes occuper les médias jubluwaayam moo di gën a jox baat jigéen ñi ngir ab yamale te it kilifa yi gën ci bàyyi xel rawatina kilifa diine yi. tournée économique yi président de la république son excellence Macky Sall di def ñu bari ci askan bi war nañu ci gis seen bopp wala boog gis nañ ci seen bopp loolu mooy gis-gisu El Hadji Kassé di conseiller bu président de la république moom nag nee na mi ngi rafetlu tournée économique bi nga xam ne président war na ko amal li ko dalee fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukki fan ci weeru sàttumbar ci maanaam diwaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xolu réew mi Fatick Kaolack ak Kaffrine El Hadji Kassé ci micro Sophia Ba ak Cheikh Diop. nguur surtout booy jiite réew da nga am ay anam yu bari ci ngay jëlee information am na service de renseignement médias yi aussi dinañ la jox information say conseillers dinañ la jox ay information mais surtout
yow mii sa bopp mun nga dem nemmeeku population yi pour xam seen jafe-jafe ni ñuy dundee ba man ci indi saafara man ci indi solution te président daf ko mës a def depuis bi mu nekkoon opposition ñëpp ràññee ko ne dafa doon dem ci gox yi waxtaan ak population yi xam ni ñuy dundee ba mu tax mu defar programme am yoonu yokkute boobu la proposé woon Sénégalais yi 2012 ba ñu fal ko beneen bi bu mu demee ba toog ci nguur gi dafa xool yiñ ko doon wax yëpp comme jafe-jafe ci wàllu ndox mu sell ci wàllu électricité ci wàllu piste de production ci wàllu santé ci wàllu éducation yooyu yëpp mu defar benn programme bu tudd PUDC programme d'urgence de développement communautaire duggal ci yooyu pour indi ay solution. docteur Fallou Samb mi nga xam ni moom mooy secrétaire général bu association yu clinique privée yu Sénégal moom jàpp na ni ginnaaw dige yi tamit faaw ñu joyanti politique yi nga xam ni moo jëm ci joyanti lii di koom-koomu réew mi docteur Fallou Samb ak Sophia Ba Cheikh Diop. baax la te heure bi mu ko def heure am la ndax dañu dund ci mbas mu ñuy wax Covid 19 mu def ay dégâts yu bëri ay plus de 200 000 nit faatu ci ay Sénégalais ñu jóge ci loolu. ñu wax résilience économique maanaam nu ñuy def ba téye suñu économie ba du suux naka la ñuy def ba ñu relancer ko ba ñu doxalaat ko pare guñ ci loolu taw bi ñëw inondation yi am donc président jot na mu génn saafonte ak askan bi parce que da ko doon def 2012 moo ko may lu mu am te je crois que da ko war a def mais xëy na rek li ñu am li ñu koy conseil rek moo ñu jéem a jooyanti defin bi c'est-à-dire que bu demee mu xool les véritables acteurs de développement dans les zones que ça soit privé public communautaire social culturel et autres mu jéem a xool ñooñu ay partenaires am au niveau des terroirs mu jéem a wax ak ñoom jéem a xool naka la ñuy def pour changer affaire yi au niveau local ensuite au niveau départemental puis au niveau national xam nga ñun ñëpp public lañ parce que tey même privé yi sañ état moo leen jox sañ-sañ parce que balaa nga tëj entreprise di nga am ay këyit nee na yaa registre de commerce et cetera donc état moo la jox sañ-sañ ngay mën a def li ngay def donc pour man gisuma dichotomie état ak privé ñëpp doomu état bi lañ choix rek la ñii dañu choisir nekk ay fonctionnaire di dem di liggéeyal nguur ñi choisir liggéeyal seen bopp mais ñoom ñëpp li ñuy def état bi da ciy gis boppam privé yi li ñuy def ñoom ñooy fay impôt ñooy fay ay taxes pour ñu mën a fay fonctionnaire yi donc ñooñu dañ leen war a dooleel dañu jot ñu dooleel ay champion sénégalais c'est-à-dire képp ku jóg sax di def benn affaire war nañ leen mën a teg ci ay conditions yoo xam ne foofu bëgg yegg mën nga fa yegg te doo am problème loolu rek mooy des ñu xaw a génn un peu ci carcan un peu colonialiste bi ñu nekk xool ne maintenant développement dëkk privé ñoo koy def. ñu àddu jëmale ci tolluwaayu mbas mi ci réewum Sénégal ci bisub tey bi benn nit ñàkk na ci bakkanam niki démb limub ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci 200 ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci bisub tey bi def nañu lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ak juróom-ñeenti test yu nga xam ni bi ñu ñëwee fanweer ya ak juróom-ñeent ñoom ñoo am doomu jàngoro bi ñaar fukk ya ak benn ay cas contact lañu yi nga xam ne ñu ngi leen doon topp fukk ak juróom-ñetti cas communautaire la ñu ca ràññee juróom benn fukk ak ñeent wér nañu ba ñibbi seeni kër loolu mooy li ñu gën a ràññee ci tolluwaayu mbas mi ci réewum Sénégal. dañuy daal di jëm ci wàllu découverte muy di leen xamale ak yenn ci suñu gox yi tey jii nag ña nga jëm ba waruwaay nekk quartier bu nga xamante ni mi ngi nekk ci commune Yeumbeul département bu Pikine quartier la yi tamit bu nga xam ne ñi ngi ko sos ci atum 2006 jamono ji lu ëpp junni doomi aadama ña nga fay yeewoo waaye nag ay góor ak ay jigéen mag ak ay ndaw yu nga xam ni donte ay jafe-jafe am na ñi ngi takk seen digg ngir rek daan seen doole découverte ñu ànd ci ak Mamadou Lamine Fati. waruwaay doon gox gi nga xam ne ruqe na loolu nekk ci biir commune Yeumbeul Nord jege lool cité Gàddaay ak commune Wakhinane Nimzatt bu Guédiawaye ñu sanc ko ci atum 2006 waruwaay doon gox gi nga xam ne lu ëpp junni nit danañ fa yeewoo file moom lu bari lañu manqué ndox courant wérgu yaram. waaw waruwaay dëkk la boo xamante ne parce que diñ ko sanc ngay def na fukki at ak ñaar
te boobu léegi ñu am jafe-jafe yu tëli ay jafe-jafe ndox hôpital amu fi maanaam dispensaire amu fi poste de santé amu fi ak école yooyu yëpp ay problèmes yoo xam ne ñu ngi koy jànkoonteel ndox mi aussi boobu ba léegi ñaari pompe ñoo fi am te ñoom sax ñoo ko débrouillé mu délégué bi ak beneen waayam ñoo ko lijjanti ba ñu mën a am ndox mu neex tur loolu ay pompe lañ doon naan te ñu ngi am fukki at ak nangam ci biir quartier bi maanaam fi ne nii kuy root da ngay mujj obligé ay bidon wala jël saret pour mën a yóbbu sa kër yëpp ay jafe-jafe la. askan wi nekkee ci waruwaay ñu ëpp si ñoom ay ndaw lañu ndaw yi nga xam ne ñu ngi dund bu baax a baax jafe yi nga xam ne seeni maas mu ngi koy dund lu jëm ci ñàkk liggéey gile ñàkk jàng gi wala sax dem beeg dikk bi nga xam ne indi na jafe-jafe bu baax a baax si ñoom. mais jafe-jafe yi wax dëgg yàlla bari na am nañ jafe-jafe ndox am nañ jafe-jafe yoon surtout ndox bi dugg si na fi mais tuyau bu mag bi rek moom lañ canaliser mu ñëw amaguñu branchements sociaux te dëkk bi soxla nañ ko depuis 2004 ba léegi ndoxu pompe la ñuy naan xanaa temps yi passé bi fi ndox bi excès lañ commencé naan ndoxu robinet te ñaari borne fontaine moo fi nekk loolu doyul koñ bi yëpp kon loolu metti na ku ñu jàppale ci yoon tamit wax dëgg yàlla ñu jël yoon bi baaxul ndaw yi soxla nañ aussi terrain de football jàngukaay aussi amu fi école amu fi bëgg nañ ko tamit hôpital bu baax tamit amu fi suñu jigéen yi fi mu toll nii képp koo xamante ni mu ngi ëmb ba war a wasin ci sareet yi lañ koy teg pour yóbbu ko xam nga loolu metti na parce que yoon amu fi. jigéen yi nekkee ci waruwaay desuñu benn yoon gannaaw bés bu ne ñoom ñu ngi jóg ngir taxawu seeni njaboot ci dund gi metti gile ci ay natt yu ñuy def ci jàng ci wérgu yaram wala lépp loo xam ne moo suqali seeni gox gile. gis nga ñun dañoo enclavé ñun yoon bi muy fu mu nekk nii rang-rang bii lañ am benn rang-rang bi ko ñaareel amuñu marché amuñu dispensaire amuñu école poste de santé bii lañ am te poste de santé bi ni mu war a demeewul noonu ndax garab yi doyut mooy loolu fu mu nekk même bu ñu amoon 2 accouchements ñoo xam ne dañooy accoucher fu ñuy tëdd pour ñu def boo sax duñ ko am. ci biir loolu nag natt yi ñu ngi ci suñu projet wax dëgg yàlla projet yi ñu ngi natt par jeudi bu nekk ñu ngi dajaloo weer bu nekk ku am tamit xew ñu jàppale la ci biir loolu tamit projet boobu ñuy def am na ko ñu dimbalee développement am na ko ñu dimbalee ñaari frigo yoo xam ne fi nekk nii ñu ngi ciy dénkaane di jënd omo di jaayaat ci suñu biir jënd madaar saabu di ko jaayal ci suñu biir mais loolu lépp xam nga ne loolu ci suñu doole rek la waaw te lu ñu ci amit dimbali suñu njaboot dimbali suñu borom kër te xam na ne war waaye xam nga ne amul yoon gis nga yoon wi susuma bëgg jaay amuñu marché waaw école des écoles publiques bi muy wax amu fi poste de santé bi fi nekk privé la école bi fi nekk privé la du ñëpp ñoo am doole pour nekk parce que lu mel ni clinique xam nga ñëpp amuñu dooleem du dëgg kon bëgg bu ñu amoon marché duñ dem di jiggaane feneen waaw dañu ñëw di ko ci parce que natt yi ñuy def mën nañ ko def ci suñu biir di ko jëndante jaayante mais boo xoolee fii dëkk bi ni mu toll te centaine de personnes ñoo fi nekk te amuñu marché te loolu tamit xam nga métti na guddi fi nekk lu mu guddi da ngay gis koo xam ne 4 heures du matin lay jóge fi yaa ngi dem ba ay Sandaga wala yaa ngi dem ba ay benn baraak ak nangam kon fii war nañ ko mën a am. naam sax chef de quartier gi fi ne mu ngi def kéemtalaay kàttanam ngir jàppale askanam waaye waruwaay lu fi manqué dafa bari lool tey jile ñoom lu ñu bëgg rekk mooy ñu am courant am ndox am l'école bu seeni doom yi di jàngee wala sax mën a faju saay buñ ko soxla. jërëjëf Mamadou Lamine Fati loolu moo buural xibaaru marax yi ñu ciy jaajëfal soxna Ramatulaay ci wàllu réalisation bi Mamadou Diouf doomu xinin ci wàllu jokko bi coordination bi Moustapha Gabar Diop jàngeen jëf ñu bàyyi leen ak Khalifa Jaxate ngeen wéy ak la Total.